boo gisee nii ma taxaw da ngay foog ni lii ay fleur la wala nga foog ni dama nekk ci benn àll boo xam ni dafa sëq ñax fi ma nekk nii maa ngi ci suufu lu toll ci ñetti téeméeri plante ñetti téeméeri garab yoo xam ni ay sapoti la sapoti xam nañu ni mu amee solo ci wàllu fruit bu ñuy lekk waaye ni mu amee solo ci jigéen ñi nga xam ni dañu koy jaay ci kaw tali bi xale yi nga xam ne dañu koy jaay ak dañu koy jaayee ci place yi ñuy jaayee fruit ci grande surface li ma ci gën a ëppal solo mooy naka ne si daaw daanaa ñëw ci tool bi di fi def ay reportage booba garab yi mi ngi toll nii borom mi ngi ko doon jaayee benn pied entre 2000 ba 2500 tey pied bi mënoo ko am moins de 30 000 francs parce que garab gi mu ngi commencé di tóor di meññ ci wàllu économique ci wàllu rentabilité ndaw li nga xam ni moom sapoti bii jëmbat ko daaw ak léegi nga xam ni benn nit pour mu yëkkati ko du jafe lu jafe lay doon def na fi coono parce que def na fi temps waaye taxul mu nekk coono boo xam ni kenn mënu ko lu sa doole néew mun nga def jëmbateef yu mel nii bu fekkee am nga place boo xam ni am na ndox tey suñu mbokk villageois yi tey bu fekkee da nga am benn tool bu toll nii nga xam ne ñetti téeméeri garab moo fi nekk fi mu nekk nii tey du ko jaayee benn lu néew 25 000 francs alors xale yi yéen laay waxal 25 000 multiplié par 300 7 500 000 nga ni si daaw laa ni fii laa doon ñëw di def reportage da ko doon jaayee benn taat 2000 francs wala 2500 tey bu fekkee njëg gi gën a tuuti la ko jaayee ci pieds yi nga xam ne ñoo fi nekk egg na ci équivalence su ay millions yu takku li tax ma xayma xaalis bi du xaalis bu bëri waaye xam ngeen ni tey ci kaw gi bu dul kaw gi sax bépp ndaw loo xam ni ak lépp loo bëgg a def ci wàllu commerce nga am benn départ boo xamante ni bii ay millions la sànq wax naa leen ni 7 500 000 la 300 pieds yi bu fekkee pied 25 000 francs la doonul lu ñuy à peu près doonul lu ñuy imaginer sànq sax maa ngi wax ak puy mu ni ma li ko gënaloon mooy mu jaayee ko benn pied 40 000 francs 40 000 francs multiplié par 300 daanaka mat na 10 millions ci njëmbateef goo xam ni par semaine nga koy roose par ñaari semaine ci espace boo xam ni matul 10 mètres wala ci lay toll la longueur bi largeur bi toll à peu près ci ay 3 mètres comme nii 3 mètres ci lay toll largeur bi longueur bi jël 10 mètres nga dajale fi ay taati garab yoo xam ni tey yaa ngi tiim benn trésor yow mi nekk ci kaw gi yow mi am espace ci sa dëkkuwaay waxuma la nga jëmbat garab yi yóbbu ko ci sa tool parce que xëy na garab yii nii tey man mënatuma koo am ku tolloog man doole mënatu koo am borom barke yi am ay tool rek ñoo ko mën a jënd ndax ñoo mën a débloquer lu jege 10 millions ngir jënd ko ay garab def ko ci seen tool moo tax it ñoom dong ñu am barke ñoo mën a def agriculture bu baax tey boo soxlaa sapoti ñoo la koy jaay boo soxlaa clémentine ñoo la koy jaay ndax ñoo am accès ci jënd garab yu baax yi nga xam ne bu ñu ko jëmbatee rek ci seen tool mu commencé meññ waaye bu fekkee awma lu ma jëndee garab yu mag mën naa jëmbat jiw garab ndax lii 1 an dong la am bu fekkonte woon ni lii man maa ko jëmbat ci sama kër ma am benn espace bu tuuti di ko arrosé benn yoon par semaine wala 2 fois par semaine du ma tee liggéey lépp lu ma bëgg a liggéey mënumaa tee dem defi sama journal mënumaa tee dem sama tool mënumaa tee def sama élevage mënumaa tee def sama beneen métier boo xam ne maa ngi koy def alors 1 an nekkate dajale naa fi lu jege 10 millions te du ma ci rendre compte non seulement dina jagal environnement ci sama dëkkuwaay parce que garab yi tey bu fekkonte woon ni dama ko am ci sama kër teg fii 16 takkusaan dinaan ataaya dinaa am air pur dinaa am xool bu rafet ci wàllu couleur wante itam nekkate maa ngi toog ci benn trésor benn man bu am solo boo xam ni nit ñi war nañu koo xam dafa am yenn ci ay xeetu métier yu mag yi doon dundee muy teraanga
ba léegi am na ay xale yoo xam ne dañu ciy dund muy teraanga ci ñoom am ci ñenn ñoo xam ni dañu tolloog ñoom jamono tolloog ñoom génération te comprendre ñu lan moo xew mais tey ñaata sapoti ngay màcc sànni xoox bi ñaata mango ngay màcc sànni xoox bi amul secret doomu sapoti la ñu jël jiw ko li ci des mooy da ngay xam nan ngay traité garab bi pour mu màgg formation bu weesuwul 3 mois la xam ngeen ni chaque année ak ni yàlla doxale mbinditeefam am na ñoo xam ne ñooy defar garab yi di ko jaay waaye am na ñoo xam ne ñoom la yàlla jagleel ñu am koom-koomu mën a defar ay tool mën a jënd ay garab yi mënoo fexe ba mu lamb faw nga jaay ko parce que ñi taxaw soxla ko bëgg ko def ci seen tool dafa bëri parce que faw ñu def ko ci tool bi ña fa nekk di liggéey di ko witt dañoo takk toog di xaar jigéen ñu koy jël di ko jaay ci marché bi dañoo takk toog di xaar grande surface yi ñu koy jaay dañoo takk toog di xaar parce que dafa am bénéfice bi ci nekk bu weesoo yow mi ko defar ak sa bénéfice ki koy jënd ak bénéfice am ki koy toppatoo ak bénéfice am ki koy witt ak bénéfice am ki koy jaay ak bénéfice am ak ki koy consommer doo ma wax ni xanaa xamuloo sapoti doo ma wax ni xanaa doo consommer sapoti alors nañu miin noo suñu ay doom jël xeetu pot yu mel nii di ko dagg am benn espace bu toll nii nga xam ne lii mën na nekk 100 pots ñu fexe jëmbat fi ay garab yoo xam ni daañu ko fa bàyyi 1 an di ko toppatoo bu defee 1 an am hauteur bii nga mën koo jaay di nga ci am xaalis te jëlulu la benn temps jëlulu la benn coono jëlulu la benn espace waaye ñun ñoo xamagul nan la ñuy liggéeyee ñun ñoo tàmbalu suñu ay njaboot nan la ñuy liggéeyee ñun ñoo miinalu suñu bopp ci gan anam la ñuy fëgg ay porte ngir mën cee tabax koom-koom gu dëgër dama leen woon ay sapoti xoolal fii ci wetam nëgë ni si daaw ci biir nawet bi la fi puy planté mango yii nga xam ni tey taatu mango yii comme ni ngeen ko gisee nii bu fekkoonte woon ni tey da nga koy jaayee benn 1000 francs rek wala 1500 moo commencé nii sànq laaj naa ko mun ma lu néew mat na ay 400 pieds yoo xam ne ñoo dajaloo fii 400 pieds calculer ko benn pied 5000 francs ñaata la ci xaalis lii posé wul problème jiw xoox mu sax la nga sélectionné xeetu mango bi nga bëgg daal di kiy jiw mu juddu nga seet beneen xeetu mango bi nga bëgg mu am ko nga greffé ko mango yi ba léegi greffé guñu ko base bi rek moo fi nekk muy originalité bi bokkut ak yeneen garab yi yeneen mango yi nga xam dañ leen greffé kii fi nekk nii nawetu déwén bu ñu koy greffé mu commencé di am doom ki ko jënd dootul am pertement mais ki ko jiwoon na gën si daaw xam ngeen ni amul benn pertement parce que tey lii bu ko sénégalais yi gisee dañu koy jënd man ak ku mel ni man depuis très longtemps ñu ngi xool fu ñuy jaayee njëmbatu mango bu baax waaye dafa jafe nga gis ni kon fii mu def mango yi nii daanaka la guddaay bi 5 mètres la nga yokk ko ci 10 mètres yële nga xam ne ci la def sapoti yi ça fait 15 mètres lu tuuti la ci sa espace su kër boo amee ay doom yu góor yoo xam ni ay waxambaane lañu mun nga leen xelal conseiller leen bu ñu amee cawarte ñu yëngatu ci lu mel nii est-ce que da leen di tey jàng métier non non du leen tey jàng métier du leen tey jàngi seen école du leen tey def seen élevage du leen tey dem fi ñu bëgg a dem ak def li ñu bëgg a def waaye dina leen jàngal ak cawarte dina leen jàngal intelligence dina leen permettre aussi ñu denc ci xaalis parce que lii alal la lii liggéeyukaay la lii ku nekk mun na ciy daan doole te yow mi nga xam ni millionnaire nga wala milliardaire am espace bu yaatu bu ko def tool bu baax da ngaa soxla lii parce que bu ñuy wax tool lii moo fay nekk mooy tax mu rentable ci yow ngay mën a def récolte mangue mën a def récolte sapoti mën a def récolte pomme mën a def récolte papaya parce que faw am ku la ko jëmbatal faw am ku la ko jaay njaay boobu nag lay xiirtal ndaw ñi parce que fii tey ndaw lu fi nekk yaa ngi ci benn école de formation boo xam ne di nga xam nu ñuy jiwee mangue ak yeneen xeetu garab yi di nga xam nu ñu koy entretenir di nga xam nu ñu koy toppatoowee di nga xam ni lii opportunité la boo xam ni mën na laa jox lu nekk
alors maa ngi ci mango yi benn conseil balaa may tàggatoo ak yéen antibiotique la xobu mango ñun bi ñuy xale bu la weñ musaan jam ci àll bi fekk ngay womat wala ngay jàpp machine moom la mag ñi di toggal xobi mango mu dindi sa tétanos wàcc ko ci bu gaaw ci tool bi ma nekk lii xobu mbante maare la boo sibroo baxal ko di ko sangoo dafay wàññi fièvre am na ñu koy def sax baxal tuuti lu ndaw di ko naan am na yeneen avantage yoo xam ne am na ci doom bi graine bi nekk ci biir am na ñu koy remplacer café parce que dañ ciy defar café xam naa ni di nga ma laaj lan mooy doomu mbante maare mu ngi nii doomu mbante maare bii bu ñoree ba wow nga toj ko grain bi nekk ci biir dafa am caféine moo café benn lañ moo café Touba benn lañ mun nga ci defar café saaf ko dëbb ko xent ko mu neex lool ñun daaw nañ ko essayer bii dafa wow voilà ni mu mel nii grain bii ngay jël grain baa ngi nii moom la ñuy jël saaf ko comme ni ñuy saafee café Touba dëbb ko xent ko comme ni ñuy xentee café Touba man bi ma ko mujjee def ak léegi yàggul nga am goût bu neex yàlla boo ci boole nag jar wala nga boole ci xawam polle moom dafa am solo fu wax leen ni Sénégal dañu am ay valeur tey bu ko Sénégalais yi découvrir li mu amee solo ci wàllum paj li ci nekk itam ci avantage comme café mun nañ ci génne loo xam ni yeneen i réew mun nañu ko jëggaani ba dañoo sàggan nag yeneen i réew ñoo koy découvrir di ko bay di ci defar yeneen xeetu produit di ñu ko envoyé ñu koy consommer malheureusement dara du am valeur ci ñun fii ak keneen defaru ko yónnee ñu ko di ñu ko jaay ñu koy consommer dañ leen gëm suñu bopp te bañ a xeeb espace yi ñuy am te xam ne bépp réew bu mu mën di doon la fay bàyyeekoo nga koy dunde mu ngi jeexeetaloo ci agriculture ak élevage waaye day fekk ñu gëm suñu bopp day fekk ñu naw ko day fekk ñu xam ni li ñuy jox kantan ci wàllu développement mu ngi ci suñu suuf si. abonné leen MMD Média jot suñu ay vidéo dinañu bégloo lool ngeen di partager ak ñun li nga xam ni mooy idée yi ñuy xalaate ak yéen ngir ndaw ñi di gën a gëm seen bopp di gën a dooleel seen bopp di gën a xam ne lépp lu ñuy jëggaani am na fii ci Sénégal yaa ngeen jëf